seetaan MMD Média salaamaaleykum dañu nemmeeku ay accident yu bëri yu am ci njeexeetalu ay bis bi boo xam ni lu néew juróom-ñetti bakken faatu nañu ci wala juróom-ñeenti bakken. Alors dañu desoon toujours di interpeller gouvernement bu Sénégal pour ñu wax transporteurs yi ñu dëppoo ci ay kàddu ci ñu jële fi lépp loo xam ni tracasserie policière la. muy benn montage Ngexoox benn Gandigal benn croisement Malicounda benn Mbour benn Sandiara benn Caajaay loolu jaaduwul bi ko transporteurs yi di joytu ñëpp dañ ci àndoon ak ñoom bi ñuy wax wàllu samp ñun ñëpp dañu àndoon ni système boobu baaxul muy da ngay dem samp ci benn montage bu nekk croisement Cambérène dem buntu Pikine xamal ña fa nekk ni leen samp naa bu fekkee arrangé wu ko mu ni sama yoon nekku ci. wala ki nga sampoon ci suba boo wàccee keneen gontu boo ko waxee samp naa mu ni sama yoon nekku ci muy benn appellation boo xam ni ay arnaque la ay nax la wala corruption daf ciy yaatu ñu ko doon dénoncer comme tous les transporteurs ñu ko doon ñaawlu comme ni mu jaadoowul ndax tracasserie policière dafa metti woon ci Sénégal. Alors bi ñu juboo ci ay kàddu ginnaaw grève transporteurs yi xeex boobu ñun ñëpp dañ ci impliqué woon mais nag amul kenn kuy cautionné benn montage bañ a am ci kaw tali bi. bari na nag ay rumeur ay chauffeur yu gis ni ñaari wax daf ci am wala ay wax yu safaanoo benn wax bu safaanoo amu ci ndax ñun toujours côté néew doole gi la ñuy ànd toujours côté population bi la ñuy ànd toujours li ñu leen teg tax antanuñu ko la ñuy dénoncer kon ñun duñu mus a contre ay chauffeur wala ay transporteur parce que ñun ak ñoom ñoo bokk fi ñu jëm ndax ñoom rôle bi ñuy joué ci askan kenn du leen xeex kenn du leen dumóoyu kenn du leen wan ginnaaw te kenn umpulewul coono ak jafe-jafe bi ñuy jànkuwanteel mais bokkul ci honnêteté ngay demander l'impossible ndax chauffeurs yi ay pères de famille lañu mais nañ ko nangu ni mu amee ci journalistes yi am ci police yi am ci juge yi am ci baykat yi am ci ñëpp groupe boo dem am na fa ñoo xam ne honnête ñu sérieux wuñu seen ay démarches yéen chauffeurs yi foog ngeen nangul ñu am na ci yéen ñoo xam ne bu fekkee montage amul bu fekkee amuñu ku leen di contrôler lu leen neex la ñuy nekk ci wàllu indiscipline loolu kenn du ko cautionner bu ñuy àndandoo ak yéen ci xeex itam xeex bi dafay logique xeex bi dafay tegu ci dëgg xeex bi dafay tegu ci ak mandate xeex bi dafay tegu ci ñu sauver population bu Sénégal quand même. Camion ak car bus bu mag benn bus ak benn camion diggu bëccëgu ndar kàmm ñoo def face ñoom ñaar jàkkaarloo ñaari chauffeur yëpp dee waaw diggu bëccëgu ndar kàmm ñaari woto yi ngand ay poids lourd def face ci kaw tali accidenté choc frontal fajar benn camion malien doon doublé beneen camion Sénégal di ñu bëgg beneen oto bu ndaw 5 personnes dee ci ñoom am na benn liir waaw loolu méttiwu leen seeni mbokk chauffeur yi dee ci accident yi ndax ay comportement yu jaaduwul est-ce que loolu méttiwu leen est-ce que du loolu yéen a ko war a jëkk a dénoncer est-ce que du yéen a war a jëkk a wax ni dañuy protéger suñu bopp yow chauffeur bi yow yaa war a jëkk a protéger sa bopp parce que ki moom otoom fexe na ba nga xam ne ci wàllu texte buy assurer otoom yow doo bokk ci assurance bi est-ce que xam ngeen ni chauffeur bi bokkuñu ci assurance oto bi tey chauffeur bi bu defee accident fekk mu nekk autotransport chauffeur bi amul benn couverture amul benn assurance bu koy jël en charge ki moom oto bi du ko faale moom bu fekkee amul ay mbokk yu ko taxaw mbaa mu dencoon xaalis mbaa mu jaay ay bien day dee mbaa mu yàqu waaw loolu doo leen ci xeex loolu gën te nekk ful la tey ngeen di tali bi du am montage tali bi bu ñu normalé dafa am montage tracasserie bi la ñuy bañ muy fukki montage diggante Dakar ak Mbour loolu kenn àndu ci muy montage boo xam ne même boo amee papier policier bi wala gendarme bi utal la benn défaut boo xam ni faaw mu am lu mu la tàgg wala nga war a dem fay 3000 francs nga joxe 1000 francs ñu bàyyi la mais aussi loolu yéen ñi nekkee nangu parce que bu fekkente ni bi ci wàllu këyit dafa am loo manqué au lieu nga dem wuti ko te préfère joxe 1000 francs même bu ñuy accuser policier bi wala gendarme bi corrompu mais am na corrupteur am na ki nga xam ni moom mooy corrompre ki ñuy corrompre kon yéen a accepté di joxe 1000 francs ak 2000 loolu du seen responsabilité ma ni musuma dellu gannaaw ci position bi ma nekkoon muy tali bi ñëpp dañu koy bokk amul war gaynde amul cag-cag amul Jakarta amul leneen ak leneen parce que kenn moomul tali bi
mais ci biir ñooñu bokk kenn ku nekk boo fi amee comportement bu bon dañu koy dénoncer ñun yéen la ñu mus di àndal ci lépp loo xam ne jaaduwul ni ngeen di sonne Mali kañ lañu ko commencé dénoncer te Maliens yi duñu sonne noonu Sénégal di def fii lu leen neex ñu koy dénoncer ñaata yoon la ñu wax ni anam gi ñuy jàppee transporteurs yi ci kaw tali bi jaaduwul mais boobu baaxoon na alors tey bi ñu demandé ay montage baaxul dama ne tracasserie bi la ñuy xeexandoo ak yéen di jaaduwul mais montage mënut a ñàkk parce que na montage yu amul ci kaw tali bi dafa sabab ay accident yu bëree bëri est-ce que yéen a ngi calculer diggante mois de février ak léegi ñaata nit ñoo dee ci accident similaire bi am àjjuma bi ñu weesu ba ñuy wax vendredi noir benn bi am sanc luli xaw ma luli sanc benn bi am Njuujuf mais dafa répété waat parce que il y a de cela 2 ou 3 mois ci ramadan bi même accident bu mel noonu maa ngi fàttaliku sax am na benn conseil municipal bu nekk ci mairie bu Racine Talla jiite dafa faatuwaale ci accident bi mu ngi woon ci 4x4 bi benn 4x4 boo xam ne bi mu percuté camion bi dafa tas ñi ci nekkul ñëpp a faatu jour boobu au moins y a plus de 12 personnes yoo xam ne dañu faatu diggante 8 heures ak 14 heures xeetu accident yooyu di am ci yoonu Kaolack bi parce que autoroute à péage bi ngay jël mu jeexee Kër Balla da ngay foog ni mun nga maintenir vitesse boobu te mënoo ko maintenir parce que tali bi du la ko permettre ci wàllu ndëngte ci wàllu xataay waaw dans ce cas bu fekkee am nañu benn montage diggante Kër Balla ak Fatick sorti Fatick am benn montage beneen montage ci diggante Fatick ak Kaolack mais mun na tax kii dawal oto xaw a réduire au moins xaw a wàññi parce que boo dawalee benn 120 ba benn moment ñu arrêté la au moins marqué nga benn pause bu la permettre bala ngay amaat 120 yooyu pour ko maintenir benn 40 kilomètres nga egg fi nga jëm mais bëgg a maintenir benn 120 te nekkoo ci autoroute bëgg ko maintenir 1 heure de temps doo teggi sa tànk mais catastrophe la yéen a ma gën a xam ne loolu catastrophe la encore une fois gis nga am na nit ñu du soppeeku ci seen ay kàddu mais am na nit ñu mën a xàmmee point yi ñuy xeex ci biir jàmbati pour xool lan moo ci raisonnable lépp lu ci raisonnable du ñu dox ci wàll boobu accident moo gën a bon tracasserie waxuma ñiy dee ci accident bi mais ñi ci am ay gaañu gaañu te kenn du leen jël en charge ñaata kër moo tas tey te ñu bokk ci accident sabab ko te sax deewuñu waaye dañoo dem ba mënatuñu amatuñu ñaata nit ñooy am ay jafe-jafe tey jeexetaloo ci accident ñaata nit ñooy ñàkk seen ay liggéey sans compter dégâts matériels bi nga xam ne ça coûte des milliards chaque année au Sénégal waaw yéen da ngeen war a kon bokk ci ñiy xeex pour accident yi wàññeeku loolu benn facteur la boo xam ne muy ñàkk bi montage ñàkk am ci kaw tali bi facteur la buy sabab accident. Après accident bi am àjjuma ci laa defee sortie bi ni faw ñu delloo si montage ndeysaan sama mbokk chauffeur yu bëri interprété nañ ko nu mu leen neexee interprété nañu ko selon ñoom ni ñu ko bëggee ab dëkk dafay am contrôle ab dëkk dafay am taxawal ma xool la oto buy daw dafay am ay papier parce que oto buy daw ay nit lay yam kenn àndul ci di lay jàpp ci jàpp bu méngoowul ak yoon mais ku bañu ñu contrôler la xanaa li ngay dox daa jubul ku bañ ñu xool sa ay këyit xanaa say këyit daamatul ànd leen ci ñu delloo soit montage yi te ngeen xeex corruption ci kaw tali bi ñu wàññi accident yi te am ami sell c'est ça la réalité man duma mës a changer ci sama position forcing bi jaay doole bi tracasserie bi jël xaalis bu dul yoon bi damay continuer di ko dénoncer tey am na oto yoo xam dañuy xëy grève la moo tax ñuy grève parce que dañu ni seen yeneen nattangooy chauffeur waruñoo dawal oto ci kaw tali bi mën leen dañuy daw dëggantaan parce que kenn tabaxul tali bi ñooñu nañu xool nuñ ko réglementé dama leen ci tontu Mansour Faye ni ko au lieu ngay wax oto bii day daw wala bii du daw boo dëppoo ak yenn chauffeurs yi ci oto war gaynde warut a daw dëppoo nga ci loo xam ni kenn du ci ànd parce que war gaynde yi tey dañuy satisfaire ci clientèle tey ñiy voyager ci war gaynde ñu leen di wax Ila Touba Ila Kaolack Ila Saint-Louis Ila Tamba mais oto yooyu mais oto yooyu lu ñu mën a dawee wala ngay xeex ñu daw te nga nangu cette place yi daw cette place yi nga xam benn bu nekk dund na ñeent fukki at ma soog a juddu man ba amaat ñeent fukki at mais boo nangoo sa oto yooyu di daw te mënoo nangu wax gaynde yi daw mais loolu mooy wax caaxaan benn ñaareel bi ci des wax gaynde yi amatul kenn ku naan dinaa la yóbbante fii ak une semaine bu ma gisee oto bu fa jëm si tey enveloppe bi nga am tay nga paqueté ko tey 8 heures
balaa 10 heures borom dina ci jot ak fu mu mën di nekk te li ngay fay du tolloog palaasu client bi. mais ndimbal loolu kenn du ko jëlee Sénégal parce que évolution bi la parce que société moo évolué bu njëkk boo mosaan am soxla da ngay jàpp fas wala nga bind lettre ba yàgg ñu indi téléphone ba yàgg léegi nag da ngay toog ci sa biir kër yàgg sa njaboot yëpp woo keneen ku nekk bitim réew États-Unis moom njabootam yëpp ngeen toog jàkkaarloo ngeen di waxtaan mais foofu la jamono toll ci wàllu développement oto itam foofu la toll li fi nekkoon ci ay car rapide ay Njaga Njaay ay 404 loolu mënatu la satisfaire clientèle bi nekk ci Sénégal jamono yooyu Sénégal 7 millions la woon ak 6 millions léegi Sénégal mu ci 17 millions te ba léegi suñu ay tali doyul suñu ay moyens de transport doyul dama ni vous yéen chauffeurs yi yéen transporteurs yi musuma jóge ci fa ma nekkoon ci di leen jàppale ngeen liggéey yéen ñëpp kenn bañ a xeex kenn ci di leen jàppale policiers ak gendarmes yi may leen jàmm ci tracasserie bi di leen xeexle ci ñu jàppandale leen boo leen bëgg def mutation xeexle leen ci bu fekkee da ngeen a bëgg lu ngeen bëgg a def ci seen ay oto muy jóge ci nguur gi ngeen am ko facilement mais du tax ma cautionné lu nekkul dëgg parce que bàyyi leen xel ci ñuy dee ci kaw tali bi souvent ma dégg ngeen di wax naan amul kenn kuy xëy taal otoom ñaan yàlla faatu ci accident d'accord doo ko ñaan doo ko sabablu parce que de kenn ñimiwu ko mais comportement nit dina dee ñu xam ni comportement moo ko rey nit dina dee ñu xam ni ñàkk yaram moo ko rey yéen ñëpp ay dawalkatu oto ngeen xool leen camion poids lourd xool leen bus poids lourd digg ba ci ku ndari kam ñu def accident frontal loolu lan lay tekki et c'est pas la première fois ci yoon boobu yéen a ngi fàttaliku bis bi jógee woon Dakar ak camion bi jógee woon Fatick te ki ko moom ak apprenti bokk ci benn famille te ñu dëkk Kaffrine yéen a ngi fàtte benn takkusaan lañ leen suul benn fajar lañ jógee seen kër Kaffrine mbëkkante ak benn bus boobu ñaata ñoo ci dee presque 11 personnes chauffeur bi ko doon dawal faatu jabaru magam faatu mais dama ne delloo si waat leen seen ay xel boo nekkee ci dëgg da ngay nekk ci dëgg boo nekkul ci dëgg da ngay nangu ñu critiquer la yonente bi mooy dimbali sa mbokk bu tooñee ak bu ñu ko tooñee ñun ko bu ñu ko tooñee bu tooñee noo koy dimbalee mun ko ñun yonente bi ni bu tooñee danga naan yow yaa tooñ mais xam ngeen ni tali bu jóge Dakar ba Kaolack amul benn montage ci yoon wi mais sa waay loolu àdduna bu tukki la loolu kenn du ko cautionné tracasserie bi la ñuy xeex corruption bi la ñuy xeex mais montage force dafa war a am te dañu continuer di ko wax ministre bi fii yëg ñu ngi aaye gendarme yi ak policiers yi ñu bañ a monter ma jël exemple rond-point Saly bu fekkee da nga ñëw croisement Saly loolu waa Mbour ak Saly mun nañ ma témoin yéen ñi jógee Dakar dem Kaolack ak Fatick mun ngeen ma témoin bu fekkee doo leen aw ci péage bi temps yi police bu Saly di monter ci croisement Saly mais daawuñu jàpp benn oto parce que foofu amul fooy garer oto amul foo koy serrer amul foo koy droiter mais ni ñu daan faciliter la circulation bi jéggi woon na dayoo heure bu mu man di doon dafay am fluidité oto yi dañuy dem tout le temps mais dem fa tey suba wala nga dem fa takkusaan mais dafay mel ni bu ma ko wax parce que y a aucun policier bu monté foofu noonu waaw loolu dañ koy bàyyi mu jàll léegi bu fekkoon woon da nga war a daw egg Fatick temps bi nga war a egg Fatick yëpp nga nekk ko diggante croisement Saly ak fi ngay génne Mbour da ngay dabaatal parce que da ngay jàpp ni perdre nga ñaari waxtu diggante croisement Saly ak Mbour mais bu amul montage pourtant doo ko perdre loolu laa leen di woo gis nga nit du tax boppam ay propos du changer du soppeeku bu fekkee nit ki nga ànd ak xelam position du soppeeku mais booy défendre position yi itam dafay am ay principe bi mooy corruption baaxul jaay doole gi baaxul dañu war a dimbali ay daankatu doole yi dañu war a dimbali dóorkatu waar yi mais duñ leen bàyyi itam ñu de nekk ci anarchie accident yi ëpp na 2021 2022 li am ci Sénégal ci accident li dee ci ay nit ci accident xoolal accident ci jamonoy koor gi ñooñu waroon a ndogu si jóge duggee oto jëm ñaajoo war a ñëw croisement pël ga diggante ay kilomètres yu tuuti ndeysaan ñu ngi ciy jàllewaale directeur école bi dëkk foofu dafa faatuwaale même pas 10 kilomètres ñu accident yi ñëpp dee jigéen ñi jóge woon yéen di dem Tëngéej génn ci croisement yéen benn camion fel leen benn oto minicar bu yeboon ay jigéen yi doon jaay ay ndugg di ko yóbbu Caaroy ak Tëngéej dajante ak benn camion frigorifique jour boobu fukki nit ak benn ñoo dee ay ñaari nit yu bokk benn famille ñett yi bokk benn famille comportement wu chauffeur yi dañu koy dénoncer ça n'a rien à voir ak comportement wu transport
transport utilité publique la dañ ko soxla mais dama ni comportement yenn ci chauffeur yi nit ñi di dee mel ni ay ginaar ku ko dénoncé wu doon nit te amoo xel contre ma leen xeexuma leen waruma leen ginnaaw parce que man yéen laa àndal parce que yéenee peuple bi te man toujours peuple bi laa àndal mais boo ànd ak nit da nga koy wax dëgg gi mooy bàyyi leen ay benn montage am di réduire vitesse bi nga xam moom la dawal ko oto yi di dawal pour ñu wàññi accident yi nga xam ni moo nekk ci kaw tali bi Sénégal toll na foo xam ne ku nekk ak ni muy interprété sama position laa ne duma ci changé ñëpp am nañu sañ-sañu dawal oto daan seen wërsëg ci kaw tali bi ñëpp am nañu sañ-sañu def formation ñu tàggat leen waaw chauffeur bi nga xam ne dafa jàng oto yor benn war gaynde ñu ne ko mënoo dawal chauffeur boobu toog 1 mois ñu jox ko benn Ndiaga Ndiaye ñu ne ko mën ngaa dawal mu toog 1 mois ñu jox ko benn bus ñu ne ko mën ngaa dawal mu toog 1 mois ñu jox ko benn camion ñu ne ko mën ngaa dawal mais bu xësee ba yéeg wala mu commencé ci camion dawal bus dawal Ndiaga Ndiaye dawal car rapide dawal moto dawal lépp mais bu xësee ba toog ci kaw war gaynde rek ñu ne ko mënatoo dawal te boo jàppalee wax gaynde yi genn wàllu transporteur yi attaqué la mais léegi lan ngeen bëgg vous les chauffeurs lan ngeen bëgg yéen bu ngeen bañee montage yi am Sénégal gépp te bu ngeen liggéey Mali doo leen noyyi et du ñu wax ay benn montage am pour ñu wàññi accident yi ma ne contre ma leen waaye dëgg moom fu ma fekk fa la may bàyyi dinaa continuer di dénoncer bu ñu leen di jaay doole mais dinaa continuer di dénoncer bakkan nit yi rot ci kaw tali bi ci reewande ak comportement wu yenn ci ay chauffeurs c'est à vous nag de juger wala ngeen comprendre mu leen neexee chaque secteur bu nekk Sénégal daañu xool la fa doxul la fa jagati ñu dénoncer ko il faut ngeen di accepter ñu di leen critiquer loolu moo jaadu dellu soit les montages yi waaye te ngeen xeex corruption ak tracasserie loolu mooy farata bi loolu mooy fulle bi te ngeen bàyyi xel seen mbokk yi dee ci kaw tali bi di ay chauffeurs comme yéen ndax mauvais comportement. jaa ngeen jëf ci ànd beeg MMD Média ngeen abonné suñu chaîne jot suñu ay vidéo ngeen def seen ay commentaires jaa ngeen jëf.